jàngeen jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li gën a fës ci xabaar yi bokk na ci nim ñàkkum kaaraange bi nemeeku ci biir Sénégal waaye itam ci capital bi Ndakaaru foore bu mbaaw lan gis nim moo doon bërëb bi nga xam te ni bii fa la Samba Boy dugal seen ay mbir waaye itam dëkk fa di fa yàq ndax su dul noonu itam lu ni mel tax na ba ñu fa wër gox yu mel ni jot na ndimbal am na mu gën a gaaw daan ci ànd ak gëstu bu dal njëkk ci biir xabaar yi. dañ ci bokk itam lu soxal élection yu dëgmal jamono ji tembe ñii di waa CNRA ñu ngi lëkkaloo ak taskatu xibaar yi fexe ba tàggat waaye itam dolli leen ay xalaat yu xóot ci wàllu guddi mel ba ku nekk xam sa cër sa taxawaay ci biiru élection nu su ko war a mën a couvrir dem ba daam benn pëccëxoo daañu si ñëw ña nga woon ca Ndar daañu ci ànd ak Momar Alice Niang ci biir xabaar yi. dañ ci bokk itam coow la ca Dubaay ak mbirum rek kutum koppar kon nañu koy wuteem coowal porte-à-porte yi fi ñu toll nii tembe coow li baax na ci lool. Mame Makhtar Gueye jibal kàddoom ci wàllu guddi mel ay doomu Sénégal ñu tudd seen tur ci wàllu guddi mel mu ne ay pexe lu mënta ñàkk taxaw ngir mën a soppi doxin daañu ci ñëw tam ci biir xabaar yi. daañu ci boole Union européenne mi nga xam moom itam taxaw na temm sargal lii di Europe waaye itam jël ko ci thème bu am solo maanaam fexe ba Afrique ak wàllum koom mën a loppantiku itam bokk na ca amul bàyyi dañu ci ñëw tam ak gëstu maam Séné bu baabu ñaax ba ñaax ndawu Sénégal ni skis faram fàcce gi. ñu sant leen gërëm leen ci ànd bi ak ñun ITV faram-fàcce xabaaru mbarax yi ñu koy tàmbalee ci mbirum démocratie ci Afrique maanaam tëdd démocratie kenn du xañ kenn àqam liy dox ci wàllum politique lépp tegu ci yoon kenn du jalgati ay xeetu mandat wala buñ la falee nga këppoo kees li ñëpp bokk nga ne ko tungaañ yenn ci ay plateforme bokk na ci OSIWA waxtaani wàllu guddi mel ànd ci ak ay borom xam-xam ci biir Afrique waxtaan ci lu yaatum lu tax Sénégal dafa am lu dëgmal waaye itam taxawaayu CEDEAO ci wàllu guddi mel ñu xuus ànd ca ak gëstu Mamadou Sy reportage. démocratie ci biir Afrique de l'Ouest mu ngi jànkonteel ay jafe-jafe loole nag di gis-gisu plateforme bi ëmb ñi nga xam ni ñoom ñooy sage Afrique de l'Ouest yi ci njiitalu Goodluck Jonathan bile plateforme nag fas yéene indi ab expérience am ngir rek ñu gën a doole li nga xam ni moo di démocratie ci Afrique. So we believe that we have a role to play to see how we can. daanaka soo xoolee tey Afrique de l'Ouest nga gëstu maanaam li xew ci dëkk yi ñu mën a lim kii di Guinée kii di Burkina Faso kii di Sénégal maanaam dëkk yooyu yaa ngi jànkonteel ay jafe-jafe yu métti ci wàllum démocratie maanaam question wu troisième mandat tamit dañuy gis ne que question boobu de plus en plus dafay ñëwaat gis nañ nu muy yàqee yeneen dëkk li ñu bëgg mooy waxtaan gëstu jéem a xool yan saafara lañ mën a indi ngir problème boobu bañ a amati ci yeneen dëkk yi nga xam ne war nañu am élection. Principles because that is the way to go. We can. ci yenn ci ay état africain constitution bi luñ koy soppi bëri na ngir rek ñu moytandiku lu nu mel OSIWA ak ay membres yu bokk ci plateforme des sages de l'Afrique de l'Ouest fas yéene nag diisoo ci ak CEDEAO waaye itam ak acteurs politiques yi ngir rek ñu mën a régler bi les questions. ñu ngi jéem a xool nag naka la ñu mën a def ngir CEDEAO gën a xoolaat seen bopp xoolaat seen doxin xoolaat seen protocole boobu ba nga xam ne benn réew dootul sañati tey jóg di changer constitution am na tamit beneen liggéey bu important société civile yi war nañ ko def am na liggéey bu important boo xam ne parti politique ci seen wàll tamit war nañ ko def donc ñooñu ñëpp la ñu boole fi ak yeneen kuréel ngir ñu jëm a gëstu xool nu ñu mën a saafara problème yooyu ngir manipulation constitutionnelle bañ a amati. démocratie mbirum troisième mandat stabilité politique yenn ci ay état bi ci biir Afrique de l'Ouest loolu nag des questions yi nga xam ni acteurs yi dinañ ci xalaat crise yi nga xam ni ñu ngi koy nemmeeku saa su nekk ci biir état africain yi loolu itam acteurs yi jàpp ni faaw rek ñu gaaw ngir ñu mën a ut saafara ci lay jafe-jafe. jaajëf Mouhamadou Sy moo doon topp moom la dañu ma xóot jëm ci wàllu gën a mel ànd ci ak Souleymane Diallo lu jëm ci mbirum démocratie ak waxu ay troisième mandat ci biir Afrique président Macky Sall bari ki démb kàddoom jot naa jëpp jëm ci limitation des mandats ci biir Afrique ndax nee na gis na ni dox ci wàllum koom méngawul ak dakkal ak wàññi yenn mandat yi moo tax nag kenn ci opposition bu Sénégal Ousmane Sonko maire bu Ziguinchor tontu jëm ci wàllu gën a mel kàddoom jot na ci yëpp dañu ñëw léegi incha allah bala xibaar yi jeex moom Ousmane Sonko la mu jëbal ci kàddu dénk na ko suñu correspondant ba ca Ziguinchor di Assane Ba leneen ci wàllum démocratie ak fexe sàmm li ñëpp bokk démb li di OFNAC becc ay rapport
2019 2020 ak 2021 jébbal ko njiitu réew Sénégal président Macky Sall. rédaction bi TV xëy càmbar mbir mi laaj xalaat Sénégal ci wàllu gu ni mel doomi réew mi nun gisee rapport yi taxawaayu OFNAC kenn ku nekk jàngatam ci reportage soxna Ami Diouf. fraude ak corruption doon ay actes yoo xam ne dañoo war di ko dénoncer waaye askan wi amuñu boobule culture di dem ci weti ñi nga xam ne ñoo di office national de lutte contre la fraude et la corruption ndaxte dañoo jàpp ne rek ab perte de temps la ndax seeni wax duy faral di taxaw ci kanamu yooyu la institution lile di ay kàddu Thierno Gueye. ñu boole OFNAC est-ce que waa OFNAC ñoom dinañ ñu wuyu loolu mooy wax ji est-ce que ñoom dinañ ñu wuyu est-ce que dinañ ñu faale. mais wala ñu fa la parce que ñun suñuy wax jëruñul dara suñuy wax jëruñul dara di ku luubal ñu génnee ko muy ministre di député. kàddu yu doon benn Assane Diop di imprimeur moom nag muy rafetlu liggéey bi nga xam ne OFNAC ñu ngi koy amal waaye gisul rek njëriñ li ndaxte yile dossier du am benn suite. population Sénégal amuñu habitude dem OFNAC dem di dénoncer quoi que ce soit. parce que dañu gis ay antécédents yi mooy y a beaucoup de gens yoo xam comme le cas de Karim Wade kaawu PDS bi mooy yu bëri épinglé nañ leen mais ils ont Macky Sall Karim Wade rek la ñu woo parce que ils ont voulu faire juste devant actuellement. Sénégal dañu découragé complètement pour dem OFNAC parce que dañ naan c'est pas la peine. ci wetam kii mu bokkal liggéey di Thialaw Sarr moom nag lim ñu xamal mooy. ñenn ci population yi xamuñ sax lii OFNAC ak lii di njëriñam. ñu defee seen liggéey normalement dañ koy xam parce que am na ay institutions yoo xamante ni ñu ngi fii actuellement dañu def seen liggéey moo tax ñi xam leen c'est ça le problème. enquête bi nga xam ne OFNAC amal na ko di fësal yenn luubal yi nga xam ne ñenn ci homme politique yi ñu ngi koy amal ñu jébbal ko kii di njiitum réew mi di Macky Sall ñi ñu dékk suñu micro di sàkku rek ngir dossier yi ñu leen di topp. soxna Ami Diouf jaajëf bu fekkente ni ñu bari ci doomi réew mi xëy na xamuñu OFNAC wala bu ñu ko xamee itam duñ dem di jéebaande lan gis ñu koy njoxtu ak luubal ñu mën koo jibal ba OFNAC def liggéeyam waaye ñi moom seen liggéey ñu ngi koy def mooy journaliste yi féete ci daanu ko Matam jàpp Louga Podor ak it diwaanu ko Ndar ndax waa CNRA ñoo fa dem waxtaan ak ñoom li ñu bëgg mooy li ñu dëgg ma élection tabum pencu ndaw réew mi bu ñu koy couvrir journaliste yi ku ci ne doo am benn jafe-jafe nga xam fa nga war a tàmbalee fa nga war a yem lii lu ci yoon wax ak leelu la ci yoon may ak sa àq fan la ci toll ñu xuus ca diwaanu ko dex ga ànd faax suñu correspondant Momar Alice Niang. fexe ba yokk mën-mënu way taskatu xibaar yi ci lu jëm ci couverture médiatique gu élection législative yi loole mooy bëgg-bëggu CNRA mi nga xamante ni dajale na journaliste yi nekk ci diwaanub dex gi ci Ndar ngir benn lël gu ñu leen doon tàggat loole mu am ci ndimbalub convention des jeunes reporters bu Sénégal ndajeb Ndar bi nag boole na journaliste yi yewoo ci biir Ndar ca Louga ca Podor ak ca Matam. li tax ñu ñëw fi nag xam ngeen ko mooy élection yaa ngi bëgg a commencé ndax 31 juillet bii ñëw dañu def élection législative. Donc ñun dañuy wër région yëpp du Sénégal ndax ñun duñu toog suñu bërëb administration indépendante toog sa bërëb rek toog foofu di liggéey di envoyé lettre dañu ne loolu doyul ba mu ñëw ba léegi 2018 dañuy jóg fekk leen fi ngeen di liggéeyee waxtaan ak yéen ci métier bi li ngeen war a taxawee avant pendant et après élection yi. liberté média dafa nekk luy dundal démocratie élection itam nekk moment fort ci démocratie donc lan moo war a nekk seen taxawaay ci jamono yooyu. bi ci jëkk dafa nekk li nga xamante ne mooy informer en toute responsabilité maanaam di wax dëgg tëddee njaaxanaay te moytu parparloo. way taskatu xibaar yi rafetlu mbir mu ne mel ba tax na ñoom it ñuy woote ngir seeni ñooñ gën a sàmmoo ak digle yeeg sart yi ngir mën a wuyu ci bëgg-bëggu askan wi. nan la journaliste bi taskatu xibaar yi waree am benn taxawaay boo xamante ne dina mën a tax ñi nga xamante ne ñoo di sénégalais yi ñu mën a jot ay xibaar yu wér te wóor ba nga xamante ne ñoom si seen jëmmu bopp dinañ xam kan lañ war a voter ak kan lañ warul a voter loolu nag day aaju ci li nga xamante ne moo di gunge candidat yi taataan seen i programme wasaare ko ba ñi nga xamante ne ñoo di citoyens yi ñu mën ko comprendre. gannaaw Thiès ak Ndar Ziguinchor Kaolack ak Tambacounda ñoom it danañu dalal délégation wu CNRA ànd ak convention des jeunes reporters bu Sénégal.
Momar Alice Niang bu fekkente ni journaliste yu Matam ak Ndar Podor ak Louga ñoo dalloo waa CNRA ñi moom di waa UGCOM benn la ci école yi tàggat ak xibaar ci Sénégal dalloo nañu Mamadou Ibra Kane président directeur général Emedia Invest waaye itam Alassane Samba Diop lu ni mel moo doon waxtaan la sottante xalaat ci kanamu étudiants yi ñu becc ci tolluwaayu liggéey bi jamono ji tembe lan moo ci lënt luñ ci war a sempi lu cay sikk lu koy sëkkatal lépp lañu boolee waxtaaneem seeni kàddu kii di Alioune Sow moo ko tatan. lii nekk ab waxtaan bu lëkkale ñu seen xam-xam màcc lool ci wàllum tasum xabaar ak ndongo yuñ ciy tàggat waxtaan bi jota duré lu toll ci 3 waxtu ci jamono ji nga xam ni métier journaliste xaw naa gàllu góose ci réew mi. Alassane Samba Diop mi directeur iRadio ak ITV jàpp na ni naam métier bi am nay rëkk-rëkk waaye jot na ñu jooyanti ko. yaakaar naa ne menace am na ci waaye journaliste seen bopp ñoom seen fulla ak fayda xam nan la ñu liggéeyal liggéey bi dafa nekk métier boo xam métier bu am solo la waaye dafa war lalu su dëgg li ngay wax nag nga jaarale ko ci yoon li la formé école am éthique am déontologie am aussi li nga xamante ne métier bi dañ ko war a exercer yaakaar naa loolu am na solo état Sénégal war naa gën a appliquer code de la presse nga xamante ne moom la ñu commencé di appliquer mu segg ak seen xool kan moo war a def métier bi ku ko waratu def bu ñu ko defulee pëcc xuloo bi bu bëree dina day jafe-jafe ci métier bi. tasum xabaar ci réew mi nekk léegi lu ñu infiltré lool waral ñiy seetaan wala ñuy déglu xàmmeetuñu kuy journaliste ak ku ko nekkul. directeur général bu E-Media mi ngi fësal taxawaay bi nga xam ne journaliste yi war nañ koo def. du ku ñëw rek ne man chroniqueur la am naa xam-xam nga tàllal ko micro loolu mooy suñu responsabilité d'abord en tant que journaliste mais surtout en tant que responsable des médias koo xamante ni da nga koy invité tout le temps n'importe quel sujet moom am na ci xam-xam ñun journalistes yi nañu gën a xoolaat suñu bopp xoolaat suñu taxawaay. moomaat suñu yëf maanaam lii mooy journalisme maintenant nag journaliste dafa war a intégrer li xew li bees ci environnement bi mooy réseaux sociaux am na internet tey gi am na. ci jamono jii nga xamante ni presse en ligne bi dafa wulee ñaay lu ñu duppee journalisme de populisme bëri lool waral ñi nga xam ni seen xam-xam dafa màcc lool ci wàll wi di sàkku rekk ci journaliste yi ñu xoolaat seen taxawaay. ba noppi saafonteeg li nga xam ni moo leen tënk. jaajëf Seydina Alioune Sow xabaar yi wéy daal di jógee ci daanu Dakar xuus jëm ci région bu Thiès département bu Mbour dëkk ba ñuy wooyee Falokh foofee di Falokh ña fay yeewoo ñoo jóg Falokh naam waaye seen kàddu jib na. nee ñu ka fay seen maire lan jox si daal na muy doxee dëppoo la yoon ci wàllum suuf sam ndax ma ngi def lotissement ma ngay nat dagg daal lañ jàpp ni dama koy defee du lu jaadum moo tax seen kàddu jipp ñu xuus ànd faak Mountaga Kane correspondance. doole yi ñu jël seen kër yi nañ ko lijjanti bi dem maa ngi koy dégg waaw nee na la na nga ko jaarale ci yoon après lu mën a xew nag ma woo téléphone avant ngay jaarale message non nan la rek parce que ma askanu Falokh dañoo mer gu jéggi dayo ci ñi ñëwoon ci manifester ku ne bëggoon a jël kàddu ngir wax naqaram ndax ñoom nee ñu duñu mës a nangu maire bi di defaat beneen recensement ginnaaw bañ fa dëkkee fukki at ak ñaar. ba ñu lijjantee lotissement bay dëkk ba sonn mu të ci maire yi fi nekkoon maire buñ ci mës a waxal da nga naan mënuñoo lotissé nu mu tuddati bay dëkk parce que nu mu tuddati domaine de l'état la dégg nga ñun ñu daal di bind lettre monsieur le président Ablaye Wade. dégg nga Ablaye Wade recevoir ñu biir palais mu daal di jël décret may ñu bay dëkk bële nga xam ne moo nekk ci ginnaaw stade municipal bi may ñu fii 75 hectares mu ne nañu jël ñi nga xam ne xeju ñu bay dëkk ñu indi leen fii ba ñu koy def it defuñu ko nëbbutu dañ ko def ak gouverneur bi supervisé par gouverneur bu Thiès ak préfet bu Mbour dégg nga ñu jël service de l'état service technique de l'état yi fi ne urbanisme cadastre domaine bañ ko paree ñu yóbbuwaat ko teg ko ci loxo monsieur le préfet signé ko wane ne lii tegu na ci yoon monsieur le maire Fallou Sylla càmbar na ko ba d'accord ne lii normal na mu signé ko ñu yóbbu ko ci gouverneur signé ko
ñu d'accord ñoom ñëpp ci seen lotissement bi jaar na yoon pourquoi nag ñii nga xam ne ñu bees lañu ñu ñëwaat fii ñu ne dañ koy recenser waat ñun loolu lañu wóoluwul waaw. nee ñu duñu mës a dellu ginnaaw ci seen taxawaay lu ne def nañu ko ngir waa mairie mën a wax ñoom it seen xalaat ci lile waaye mu tëtëj. jaajëf mu doon gëstu bu xóot bu nu àndoon ak nga xam nga di kii di Mountaga Kane ca diwaanu Mbuur waxtaan ak moom ci tolluwaay askan woom ak suuf saak anam bi nga xam ne jàppees na ni na mi dox dëppoo ak yoon maa ngi ko ñuy sànq bopp xibaar yi Union européenne màggal na zone bu Europe waxtaan ba dañ caa porox ndoolu waxtaane ëllëgu Afrique waaye itam ñu gis ne ndaw ñi seen loxo ma nga ca biir lu ni mel moo tax ministre bi ñu dénk bitim réew ak sénégalais yu bitim réew yi Dees Tall Sall profitoo ca daal di sant gis ni lu mënta ñàkk la lëkkaloo am ngir ëllëgu ndaw ñi tam gën a ñoŋ gis nañ lëkkaloo gi am na lu ci Afrique gañem waaye gañaa la ñu xuus ànd ca ak gëstu Mame Seynabou Babou. ndaw yi lañ doon waxtaanee ci quinzaine Europe bi lu tolloog fukki fan ak juróom Union européenne dina feete lii di anniversaire am ci thème jeunesse au présent amul bàyyi choix wu thème biile ambassadrice bu Union européenne moo ngi xamle ni dafa fekk ne rek ndaw mooy doole dëkk Irène Mengasson. Pourquoi? Parce que la jeunesse, c'est l'espoir. Un continent jeune comme l'est l'Afrique, c'est un continent fort. Nous croyons profondément à cet agenda positif qui consiste en misant sur le potentiel d'un continent avec une population avec un tel potentiel d'énergie, d'innovation, de créativité, d'adaptabilité pour avancer en direction de ses ambitions. bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ bi ñu dénk affaires étrangères Sénégal dafay gagné ci lu bëri ci partenariat am ak Union européenne moo ngi xamle ni seen partenariat bii la nekk na loo xamante ne dafa am solo loolu pour Afrique. ñoom seen taxawaay ak ndimbal bi nga xam ni ñoom dañ koy indil réewu Afrique mu ngi naan dañu am benn programme bu ñuy woowee Global Gateway nag dafa fekk ni ñoom waa Europe. dañoo yëkkati 150 milliards euros maanaam téeméeri milliards ak juróom fukki milliards ci seen xaalis di ko jagleel Afrique ñoo ngi ko jëmale tam ci mbirum xëyu ndaw ñi te xëyu ndaw ñi dégg ngeen li ci président Macky Sall wax pour xale yi mën a am jumtuwaay mën a am liggéey ñu ngi koy jagleel tam ci wàllu sécurité bu ñu gisee ñun fii Afrique de l'Ouest li ñu jànkonteel ci ay guerre ci ay coup d'état ci ay terrorisme nga xam ni donc sécurité daf ñoo war a soxal. ndaw ñi lañ doon waxtaanee ci quinzaine Europe Union européenne moo ngi xamle ni fas yéene gunge état bu Sénégal ngir jàppale leen rawatina ci lépp lu jëm ci wàllum liggéeyu ndaw ñi. jaajëf Mame Seynabou Babou xabaar yi wëy ñu wax ci mbirum paju gi jàppale ni hôpital Aristide Le Dantec njiitum réewum Sénégal wax nañ ni daanu koy tabaxaat defaxaat koy itam ba mu gën a méngoog jamonoom lu ni mel lu baax la ñu fay liggéey seen kàddu jib ci wàllu gën a mel ni waa am na solo waaye nag dañoo bëgg ko dalal seen xel ndax ñoom du ñàkk seen liggéey waaye itam seen ëllëg wàllum payoor nu muy demeem maanaam daal fexe ba aar leen nee ñu loolu moom xel mënta ñàkk xalaat ci wàllu gën a mel seen ëllëg lii moo tax ñu xëy woote ndajem ëngamloo ci seen biir ku ne becc xalaatam ngir bëgg nguur gi dégg leen ci teewaayu Mamadou Kassé reportage. jardin bu hôpital Aristide Le Dantec foo sànni mbartu mu takk collectif gi nga xamante ni nag moom moo ëmb syndicat yu yëngu ci wàllum wér-gu-yaram te ñu teewal leen fii ci hôpital bile ñoom nag lu ñuy sàkku mooy ñu daal di indi ay leeral ci yenn ponk yi nga xamante ni dafa daal di ëlëb seen xel. bu ñuy tabax hôpital bi parce que délai bi ñu joxe 20 mois la ñu fexe ba personnel bi liggéey fii ñu bàyyi leen ñu continuer seen liggéey comme ñun tabax bi par phase lañ ko waxoon pour ñu garantiral ñu ne par phase lay doon. beneen bi mooy dañoo bëgg ñu garantiral ñu salaire u personnel bi te loolu dafay laaj ay subvention ci état bi pour mu subventionnel ñu personnel bi ba nga xamante ne ñun suñu liggéey personnel bi duñ souffrir. ci mémorandum bi nga xamante ni dinañ ko jébbal directeur hôpital bi ak kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk secteur wér-gu-yaram bi collectif bi nag bëggul benn yoon ñu daal di arrêté li nga xamante ni moom mooy soins yi ci jamono bi nga xamante ni ci la liggéey bi jëm ci reconstruction hôpital bi war a tàmbali. yamul foofu mu ngi sàkku itam ci njiitum réew mi ngir mu daal di généraliser liggéey bi ci assiette foncière bi yépp ñu bañ koo yemale rek ci 3 hectares yi nga xamante ni moom nañu jàpp gum. dañoo bëggoon tamit
ñun collectif bi ñu constitué nga xam ne ñun ñoo xam problème mu personnel bi seen ñiy liggéey fii travailleurs yi ñu dugal ñu ci comité de pilotage bi bu ko defee ñu mën a suivre projet bi du début à la fin. tàccu leen loolu waaye. collectif bi moo ngi sàkku itam ñu daal di koy boole ci processus bi jëm ci li nga xamante ni moom mooy reconstruction hôpital bi lee. ñun dey patrimoine foncier bi ñu am bu ñu sañoon ñun dey mooy suñu rêve te ñu ngi koy ñaan président de la république bu ñu ko mënoon a tabaxal moo ñu gënal ñu ngi ko koy ñaan nag moom chef de l'État te ñun xam nañ ne am na mébétu defar hôpital Aristide Le Dantec vraiment ñu ngi koy ñaan mu defal ñun li ñu bëgg. collectif des syndicats de santé bu hôpital Aristide Le Dantec moo ngi wax ni nag que ni bii yoon gëm na ni mooy doon bu baax bi gannaaw ba nga xamante ni yàgg nañ leen dig ni dinañ tabaxaat hôpital bi te boobu ba tey furaas ni xëddeen ngir loolu nag mën a antu ñoom seen mbëbët moo ñu daal di sukkandiku ci projet bi nga xamante ni ki fi nekkoon jëwriñ bu yor wàllu wér-gu-yaram di Awa Marie Coll Seck proposé woon na ko jëm ci tabaxaat yi la hôpital bi. jaajëf maam Abdou Guèye Kassé ñu xuus ci xabaar yi wax ci mbirum kaaraange bi nemmeeku ni ñàkk na lool ci biir capitalu Sénégal Ndakaaru Njaay gi rawatina ca forêt classée bu Mbaaw foofee daal jàppate ni moom daanaka fa la wuyu yi def seen dëkkuwaay daanaka guddi ko fa jaar boo deful ndaan sa bakkan mi ci xottu gerteem lu ci barit ñaare nekk na béréb bu ñuy rënk la ñuy sàcc mbaa ñu ko fay fopp lu ñu ci mën ci doon ñenn ngi ni tey dafa daan seen doole ab liggéeyukaay ne ca biir ñu fay liggéey waaye nañu seen bakkan sax mañ ci xottu gerteem moo seen kàddu jub ci wàllu guddi mel ñu xuus ànd fa ak bu doon njaaj mu nekkee ci xolu Mbaaw forêt bi ñu ngi ko immatriculé ci turu état bi ci atum 1908 waaye ñu ngi ko classé le 7 mai 1940 mu doon forêt boo xamante ne poumon vert la pour Dakar waaye dafa mel ni léegi nekk na dëkkuwaay bandi yu gën a mag ci Ndakaaru. doy na waar parce que fii moom Kër Massar ñu ñëpp xam na àll Kër Massar bi dafa xaw a dangereux surtout fii nii ci yoon la ñuy nekk te gars yi ñëpp seen soxla ci il faut ñuy jaar fii. Samba Ba ak ay xaritam ñoom ci ab entreprise chinoise la ñuy liggéeyee entreprise boobu nekkee ci biir forêt bi waaye dafa mel ni ci ab risque bu mag la ñu nekk saa su ne. waaw jafe-jafe bi moom wax dëgg neexul ba neexul dund nañ ko fi moom c'est que bu ñu liggéeyee bañ wàcc fi mu toll nii fii daanaka lu ñuy lekk amu fi lu ñu naan amu fi il faut ñu génn dem ba Kër Massar te diggante fa Kër Massar daanaka daal si na danse boo xam ne nii wax dëgg yàlla foo ko natt rek passé na ko. waaw si jafe-jafe lañ nekkee te ba pare dafa am benn waay bu nekkoon fii nii quoi fii si forêt bi bu ñuy doon dem kooku chaque jour fii la nekk quoi day nekk fii suba ba ngoon waaye guddi doo ko gis kii maanaam bëccëg day ñëw mais guddi doo ko gis quoi comprendre si guddi bi maam mi lay dem si bëccëg bi day keroog dàq na fi suñu grand bi quoi. na ay saay trop waaw même bu fekkee daje wuñu ak ñoom it ñu gis na li ñuy liggéey fii ci tali bi diggante fekk tali bi rek. ñoom ouvrier yu liggéeyee fii ci forêt classée bu Mbaaw ñibbi seeni kër yi yenn heures yi risque bu mag la si ñoom. ay 19 dañuy wàcc mais 19 si boppam sax ñun dañuy ragal pour ñu jot fi 19 si boppam ñun 19 dañuy wàcc mais 19 amuñu droit parce que gars yi ñooy wax mu ne 19 sax ci boppam dafa dangereux jën yéen bi di ñibbi. ñu bëri sax daw nañu quoi ndax ñoom dañoo ne patron bi. sànqoo moom bu ñu wàccee mënuñu yóbbu foofu wala indal ñu ndox wala jënd lu ñuy lekk ñoom mënuñu nekk fii quoi waaw wala nañu utal logement fu ñuy loger ci biir ville ba quoi fekkee bu ñuy xëy saa dañuy xëy bu ñu wàccee dem ñibbi si fanaan foofu quoi comprendre ñooñu dem nañu quoi ñun de ñoo fi des nii instant ni dañoo manqué saa ay éléments quoi. mais nag xam naa ne daal dégg naa ne métti na métti boo xam ne loolu lañ siy sóoraal loolu moo tax ñu def ay groupe ay 6 personnes ak 7 personnes waaw. pourtant nag police mu ngi fi organiser ay patrouille ci biir forêt bi waaye loolu dafa mel ni doyul bu ñu sukkandikoo ci ñoom liggéeykat yi. yenn saa yi bu ñu jógee fii génn fii dañuy daje ay kii quoi ay policiers yi waaw keroog jàppoon nañu fii ñun 7 personnes ñuy liggéey fii si chantier bi boobu man rek maa yoroon dante quoi comprendre ma wane sama dante ba pare waa ji mu ne ma ñeneen ñu laaj ñeneen ñi quoi ana seen dante ñu ne ñu ngi ci biir nekk bi quoi ñu ñëw. pour ñu jëli dante yi fekk lieutenant bi ñëw quoi mu ne garaaw yóbbu leen rek. ci biir forêt classée bu Mbaaw ay sans domicile fixe ñu ngi ci dëkk te ñu bari si ñoom ay woyu lañ. am na fii soo duggee fii am na ñu dëkk foofu da ngay gis fii benn kii boo xamante ne kii moom nit moo tekkee fi ñu gis na ko ñun waaw gis na ko am camp fii kay
garab yi ngeen di seen sama ginnaaw mooy forêt classée bu Mbao forêt classée bi nag bañ koy teg dafa waroon nekk ab poumon vert pour région bu Dakar waaye dafa mel ni léegi dafa mujjee nekk benn refuge pour bandi yu gën a mag ci Sénégal. jaajëf Boudal Ndiac lii sax mooy doon suñu waxtaan tey fii la càmbar ci diine incha allah bu 21h15 jotee daañu waxtaane mbirum insécurité forêt bu Mbao ak leneen ci biir Sénégal. xabaar yi wéy dugg ci mbirum sport jàpp leen ni li nga xam si moo di kuréel gi dénk wàllum basketball ci biir Afrique ñooy tënk ci baal fi ñu toll nii ñoom tam am nañ xaatim ak seen i partenaire waxtaan gu am solo bu ñu xaatim bataaxalu déggoom ngir gën a suqali mbirum basket ak i jëmtukaay ci biir Afrique ñu xuus ànd ci ak Seeku Seydi. Ligue africaine bu basketball ak Envol City daal di joxante loxo ngir rek jaay destination Dakar ñaari parti yi fësaluñu terme contrat bi waaye Gallo Fall mi jiite baal moom di xamle ni dina def lépp ngir collaborateur am bu bees bi am visibilité bu baax a baax. C'est l'opportunité de présenter. jongante bi nga xam ne dañ koy amal nekk na lu am solo te daanaka siw na loolu ci àdduna si boo seetee 250 ci ay dëkk dañ fa teew waaye tamit am na ay chaîne télévision yu am solo yu liggéey ak ñun lu ci mel ni ESPN Canal Bein Sport NBA TV wala sax ci Afrique GSTV ak yeneen partenaires yu yëngu ci wàllu woowee. DSTV et Supersport à travers ce partenariat avec ESPN. ginnaaw ñaari saison Basketball Africa League bokk ci ligue yi nga xamante ne moom la ñuy gën a seetaan ci àdduna bi Gallo Fall lu mu bëgg jamono ji mooy gën a jox place ay structures yi nga xamante ne local la ñu nekk fii ci diwaanu Afrique. C'est vrai que depuis le début le lancement de la ligue nous avons attiré des. ba ñu tàmbalee suñu liggéey ba léegi ak jongante bi daanaka am nañ ay partenaires yu mag fépp ci àdduna si waaye nag ñun dañu jàpp ne dañoo war a gën a dooleel suñu liggéey fii ci Afrique fexe daal ba li nga xam ne mooy compétition bi nekk benn industrie bu am solo ci continent bi. africaine qui partage cette vision que nous avons. Mokhtar Thiam di directeur général Envol City Diamniadio moom jàpp na ni baal bi ab moyen la bu mag ngir rek wone xar kanam bu rafet bu Dakar. Baal est un produit mondial. baal nag soo ko gisee dafa nekk ab produit mondial mu doon ab exposition bi nga xamante ni dina tax sunu réew ñu gën koo ràññee ci àdduna bi wëngal këpp dina tax aussi Dakar ñu gën koo xam bu baax a baax ñu xam ni kat que ni lu ñuy def fii mooy luy xew ci àdduna bi ci réew yu mag yi que ni lu ñuy def am na qualité. Et que cela soit le message que BAL puisse nous permettre de transmettre au monde entier. ginnaaw ay étape Dakar ak Caire Basketball Africa League dina dem fale ca Kigali foofu la ñuy amal play-off yi ñaar fukki fan ak benn ba ñaar fukki fan ak juróom-ñetti weeru mai bi ci wàllu seen partenariat bi Envol City Diamniadio dana fa amal ab fan zone ci capitale Rwanda ba. jaajëf Seeku Seydi tënk soxal mbirum bitim réew benn ponk la ca diwaanu Guinée suñu dëkkandoo yi Conakry ki nga xam moo nekk ca boppam réew moo jamono ji tembe colonel Doumbouya ak ñi mu àndal daal di nay yoon fi ñu toll nii kon ci liggéey ubbi nañu enquête maanaam enquête la ci wàllum yoon ngir topp jëm ci faatu bakkan yàkkataan ak fëkk ay nit yóbbu yooyu yëpp ak bu nu xataal loolu daal lan tuumaal ka nekkoon ci bopp réew ma ceen daane nguuram di Alpha Condé du moom rek waaye ak naatangoom yu bari nekkoon ca kilifa réewum Guinée googu lem lan tuumaal ci wàllu guddi mel parquet ba nag li mu njoxt mooy ay tuuma la yu rëy ngal sirum todd kon càmbar ko itam lu mënta ñàkk lam mooy xeetu viol yoo xam daal am na ñu fàttali ni sax ab communiqué la daal di becci dëggal ko itam waaye itam bokk na ca ay yàq yoo xam dañ ko nemmeeku maanaam pillage ak ñu bari ñun am ay gaañu-gaañu lu di mel nag nee ñu mi ngi amoon ca référendum législatif ba ca 2020 ndax dañoo defoon référendum ci diwaanu Guinée laaj ndax Alpha Condé mënoon naa am troisième mandat am déet waaye itam élection tabu pencum ndaw réew mu ca Guinée Conakry amoon na ay nit amoon ay gaañu-gaañu ay xeexoo ba ñu ñàkkoon seen bakkan lii nag ca la yoon ubbi ab enquête dañu toppat incha allah wàllu guddi mel ca nu mu gën a yaatoo lii moo tëj xabaaru maraxi ci TV sant leen gërëm leen cànd bi ak ñun ñu bàyyi leen ak la total Cheikh Hassana Fall ak ganam mu doxal ba ci kanam jaa ngeen jëf